mbokk yi mu ngoog bàkk ba jib na kon ñëw leen ñu jiin le 24 décembre ca Grand Théâtre li ci am solo nag ma bëgg leen ko fàttali en attendant ñu yegsi ci bis boobule bërki démb la billet yi jóge États-Unis yegsi bi mu yegsee nag diggante 3 heures ak 5 heures yëpp jeex. waaw yëpp jeex diggante 3 heures ak 5 heures alors maintenant billets yi nga xamante ni ñoo des ay billets VIP la point de vente yi ibbi nañu ko wala stafurla 10 heures la ñu koy ibbi fii buntu RFM ak buntu TFM pour yéen ñi nga xamante ni yéen a bëgg ay billets pour dem fekkee événement boobu la nga xam ne fête nationale la le 24 décembre di 40 ans yu ajaratu ki ne la Mam Bamba El Hadj Mbaye Garmi nga xam ne tubaarkàlla guddi googu nag ah kenn du la ci gën de. déedéet Pape. ki woote bés bi day diva bu mag. su la bàkkee. day dugg ci sa biir xol. nga di ko sentir. kooku may ajutu ki ne la Mam Bamba. wallaay dëgg-dëgg Pape. bari na loolu ñu fi ñëw di laaj billet. mais billet VIP nag moo fi des. ñeenti junni. te Pape bu ñu ko jëndul léegi. ba ñeneen ñi jënd ko. bu ñu àggee ci bés ba day seer. dina metti waaw. kon daal dëgg-dëgg daal na ñëpp daw ñëw jënd si billet yi. ndax ki ne laan dafa bëgg daal ñëpp toog civilisé. teel a commencé te déglu ko nag. waaw. formaté yéen liggéey bu la bàkkee nag Amadou Mbaye Garmi man may jëkk a jóg. mais xam naa sori bu sax dana jóg. waaye dina xam ne daa demal teg moom. jërëjëf borom ñaari année yi Pape Cheikh guddi gi ku ko tardé ku ne. tardé nga lu loolu mooy ku ko tardé lu riis ku ko tardé lu riis waaw tey professeur nekk fi nañu wax lu ñu nekk. ma ne guddi gi ku ko tardé lu riis. quand le chat n'est pas là. ku ko tardé lu riis. mani ku ko tardé lu riis. Pape Cheikh may ma parce que Kiné Lam nee naa ko moom mooy delloo njukkal Sénégal mais Sénégal moo koy delloo njukkal. boo xam ne dalay woy nga koy sentir bi sa biir xol nga koy may ba yére yi nga sol sax simmi ko may ko. wallaay ndeysaan kooku ndaanaan bu rëy la ba pare nag daf ñoo woy. wallaay nee naa ko moom woyul Pape Cheikh de mais yëpp ñun la woy bu boobaa nag wallaay. dinañ ñëw jàkkaarloog moom Wallaay. defanteeg moom dañu xam ne ñun ku fi am promotion ku ne ñoo tax nga am ko Dëgg kon la. boo ñu woyee ku ne waaw ñu defanteeg yow nga xam ne ñoo mën a def lu riche defantegee nar a xam bëri naa daal bala loolu daal. ngeeru Baye Cheikh bu ñu jógee Bessél daal bàkk na njaag. waaw kii ne dina xam ne bés baa ne xam ne bàkk na njaag. njaag dina dikk na yàlla xam nga yooyu kenn xameewu ma ko waaye ñun fi mu nekk ni ma doo defar na saagam ba mu baax déet man kay maa ngi bëgg ci sama yaay tëgg bu ne dem na fa saa yu tëgguloo benn chaîne ne bii doyul demaat yokk beneen dafa soxla. sa yaay daal a ngi pare non jeex na. ajaratu Kiné Lam moom macha allah moom ba bés ba le 24 kon yéen ñu bëgg ay billets na ngeen ñu fàttali leen ni guichet bi dina ibbeeku tey 10 heures fii ci Almadi télévision Futur Média bu ngeen ko soxlaa itam mën ngeen dem fi nga xamee ni moo di buntu RFM ñu ndokkeel nag bu baax Adja Acaawan sama yaay jooju wokku mi ci songoog jéeri ko li di ko ndokkeel moom ak njabootam yëpp xam naa ni nee na guddi gi kenn du ko ci gën di ci ndokkeel itam Dada Thiam borom Dóor waar moom mi nga xamee ni moo taxaw ndayam Adja Kiné Lam di ci bégal itam Hélène Thiam ma nga dëkk bu ñu naan Angleterre waaye itam gërëm bu baax Ndey Thiam doom la ci Kiné Lam moom itam boobu ba tey nelawul waaye képp koo xam ne ni bokk nga ci njabootu Dogo boobu nag ba tey yaa ngi ci en tout cas képp koo xam ne jàpp nga ci bis bi rek ñu ngi la ci gërëm bu baax le 24 décembre la yéen ñi bëgg ay billets nag bu leen fàtte fii ci TFM ñu ngi fii jaay billet VIP yi des yooyu nag ñu ngi koy jaayee benn bu ci nekk 20 000 bu leen TFM sore na ngeen dem RFM foofee itam am na ay billets VIP yu fa des ñu ngi koy jaayee benn 20 000 bu ngeen mënta dem RFM ngeen dem buntu Grand Théâtre foofee itam ñu ngi fay jaay billets yi te bëgg nañu ku ne fekkee guddi googu li ci am solo nag mooy télévision Futur Média bu bégalee mag ñi le 24 ca ëllëg sa xale yi la bëgg a bégal à travers événement boobule di Petit Bal billets yeeg réservation yi nag fi mu tollu tembe ma ngay dox xam naa dinañ ci ñëw fileeg lundi bu ko defee ñu mën leen fàttali nan ngeen mën a def pour dem fekkee événement boobule di Petit Bal waaye bu leen fàtte donc le 24 décembre foofu la ca Grand Théâtre ak Adja Kiné Lam di nuyu nag maman Molo Ba moom itam mu ngi seetaan ñu ngi ko ziar bu baax waaye fàttewuñu itam Adja Ndeye Amilo ñu ngi souhaiter un bon anniversaire suñu jigéen yooyu nga xam ni seen bis suba la muy les jumelles Mariam ak Abi alors Mariam ak Abi ñoom ñooy yaayu Omar ak Aminata Thérèse bon anniversaire donc Mariam ak Abi c'est de la part de Adja Ndeye Amilo mi yónnee ngërëm ci seen doom c'est aussi de la part de Vitou la petite princesse donc képp koo xamee ni tey ji le anniversaire am ñu ngi koy ñaanal dëgg-dëgg bis bi neex donc retenez
ñu ngi leen ci gërëm et puis fàttali leen ni TFM tamit mu ngi préparé benn comédie show xam nga démb ñu ngi nekkoon ak Mr Tombola wala monsieur Tombola mooy staru xale yi comédie show nag bi ñuy pare di ngeen ko xam di ngeen am date bi fileek ay bis. ñu jàll ci Alphie ak li mu ñuy proposé tey ci cuisine bi tey yu neex rek comme ni ma ko diggee ci décembre bi yëpp ce sera juste après ce qui suit. beurre bi ñu àndal mooy beurre bi bëri femme ak vitamine ñu ngi proposé nag tey li nga xam ni moo di roulade. de sol aux crevettes aux crevettes Pape Cheikh. ok toujours ñu ciy ànd ak les produits Sofiex Pape Cheikh. beurre Sofia. riche en vitamine A et E. am nañ fi. crème liquide président ak fromage Entremont ñoom ci tagliatelle yi ñuy servir accompagnement lañ koy def ñoom tamit di ay produits Panzani di produits yi gën ci marché bi. ñoom moom exclusivité bi fii ci Sénégal. waaw fii ci Sénégal Pape Cheikh. xam nga ñoom waa Sofiex lu fi gën rek ñoo ko fi andi. te ay produits authentiques. fait yu ñuy defaree ay matières yu nobles. ñoom la ñuy andi fii nii. muy fromage Entremont bi di pâtes yi. donc dañuy comment démarrer pâtes yi rek moom mooy accompagner sunu ay roulade mën nañ ci def ceeb comme mën nañ ci def frite donc tey dañu tàmm ay pâtes wala salade ñu tegee nii donc pour ñëw ci roulade yi dañu jël sunu filet de sol yi nga xamante ni dañ ko dindi nettoyer ko étaler ko nii rek ci plan de travail bi. ay filet de sol la. ay filet de sol la mën nañ ko am fu ne. waaw mën nañ ko am fu ne. grande surface yi surtout. waaw yu ñu nettoyé dindi yax yeeg yëpp. d'accord donc am na fu nekk sol moom foo ko laajte rek. soo ko jinnee dañ la koy defaral ci saa si nga yóbbu ko. Bessél de ngi fudd rek naan ma loolu lan la sol. xale bee bëgg lu baax waaye. donc dañuy jël sol. dañuy jël filet de sol bi Pape Cheikh assaisonné ko. def ci xorom ak poobar. def ci tuuti jonge épice. pour mu àndee épices yi nekk ci biir. safa mbay. safa yi. donc dañuy jël crevette bi nii rek rouler ko ci biir sol bi. donc lii moo tax ñu naan roulade. non c'est ça waaw moo tax ñu naan roulade. ok donc rouler ko ci biir. jël benn cure-dent rek. bënn ko ci. waaw roof ko ci noonu. jam ko si pour mu téye ko. ay ca jamal. waaw gis nga. waaw ba jamal boobu. léegi mooy téye lii. xam nga façon yi ñi dul lekk ñi dul consommer yàpp wala ñu dul lekk ginaar mën nañu jël yi. muy ay produits yu neex pour feeti donc dañuy jël sunu plat bii di dem ci four bi ranger ci sunu ay sol yi ñuy rouler ak crevette bi suñu paree dugal ko ci four bi donc dañuy rouler rek piquer ko ak cure-dent bi ranger ko ci sunu. c'est vrai boo ko gisee da ngay gis ni c'est facile à faire aussi. c'est facile ba pare ay idée recette parce que des fois nga am sol. quand même doo xam noo koy def. crevette bi tamit sauté rek lañ ciy xam des fois mu am ay idées yoo xamante ne dina mën a dimbale ñu bëri. lii c'est très pratique ah jël sol bi dindi ci nekk yëpp rouler ko ci kaw crevette bi. rouler ko ci biir def crevette bi ci biir. mais da nga koy assaisonné ba pare. waaw da ngay dañ ciy def say safa sinon dafay xaw a lewet mën nañ ko sax tegle. mu gën a duuf. waaw mu gën a duuf def ci. da ngay ree ama ne ma xamul xale bi lu muy ree. xam boo teglee ñaari sol du dee digg n'est-ce pas. Khadija Dafe du wax naa dëgg juste le temps Alphie di rouler ñu fàttali leen ñu ngi àndandoo ak Crédit Solidaire Afrique alors Crédit Solidaire Afrique nag mën ngeen a profité ci yéen ñi nga xamee ni yéen a am salaire di liggéey mën ngeen fa jaarale seen ay salaire ngeen def virement bi foofu ba noppi itam ñoom prêt bancaire yi gën a am solo Crédit Solidaire Afrique daf leen koy jagleel alors ñu ngi wax itam mbootaay yi GIE yu mag yi n'hésitez surtout pas bu ngeen laajtee fan la Crédit Solidaire Afrique nekk ba jege leen ci seen diwaan mën ngeen fa dem ndax nag dafa bëgg a gunge ay clientam surtout ci 2015 bi ñu jëm alors Crédit Solidaire Afrique ci boppam mu ngi waajal ay offres yu exceptionnelles yoo xamante ni clients yi dong la koy jagleel donc bu ngeen teelu la profito du ngeen mën a am sax ay place pour li mu leen di proposer donc dem leen ci bu leen gën a jege bu ko defee ngeen mën a jëfandikoo ay services am ñu ngi ànd itam ak Huawei alors yéen ñi bëgg a joxe ay cadeaux ci fin d'année bi n'hésitez surtout pas na ngeen dem ci showroom Huawei
Huawei bi bu ko defee ngeen am ci téléphone portable yu mucc ayib yi ya gën defe naa ci àddina wërngal képp borom xam-xam yi d'accord nañu ne li gën ci technologie Huawei la bu ngeen demee ci site Matforce bi internet bi mën ngeen fa gis ay téléphone Huawei ngeen commandé ñu jaay leen ko livré leen ko à domicile bu ngeen demee itam ci bépp Expresso mën ngeen fa fekk ay téléphone Huawei donc ñu ngi leen koy conseiller pour yéen ñi nga xam ne yéen a soxla ay idée cadeau donc Huawei ak Crédit Solidaire Afrique ñu ngi leen di souhaiter un très bon week-end ci télévision Futur Média. donc ñu finir crevettes yi des defar nañu benn sauce rouge boo xam ne tam ci roulade yi la bokk. mooy accompagner pâtes yi. juste Pape Cheikh dama am sa yóbbante Raoul bu complexe ji haute couture mi ngi lay nuyu. Raoul suñu xarit la. Raoul waa nee na moom soo demee nga ni Pape Cheikh Raoul mi ngi lay nuyu. merci. donc Raoul yóbbante bi jàll na. voilà le message est arrivé mon frère. Raoul ak waa ji haute couture. ji haute couture. voilà ay xaritu Mama Mbaye lañu waa haute couture. mi ngi lay nuyu lu bëri. c'est vrai que keroog li ngeen ko défilé toj na de. toj na de. yooyu modèle yu riche. gis nga de ñoom Fatou ak ñoom ji. donc Pape Cheikh dañuy finir crevette bi. li des ci crevette bi. donc suñu paree ci plat bi dañ ciy def tuuti ndox. dolli ci safa yi ñu yore. donc enfourner ko. day mel ni comme baxal da nga koy def tuuti ndox. doo ko dugal ci four bi buñ ko dugalee nii ci four bi rek day wow. ok donc dañ ciy def tuuti ndox. jël beurre sofia bi. def ay noix ci biir daal di tibb tuuti beurre bi def ko ci biir. enfourner ko nag bàyyi ko mu mijoter. togg ko mu mel ni genre cuisson vapeur. boo xam ne du wow boo ko génnee day nooy nepp ci biir. may déggal boobu technique. défilewul rek te bàyyi wàññi. lii sama xarit nga défilé fort na waaye wàññi moom. bàyyi woo ko de. mooy Alfi saf loxo léegi comme ni ñu leen ko diggee woon ci carnet de voyage ak Bessel dañuy dem dëkk bu ñu naan Marlooj nag dégg naa mar bu ci ne dafa am lu mu àndal waaye tey nag mar bi ñu jëm Lodj rek la àndal Bessel loo ñu mën a wax ci Marlooj tey ci carnet de voyage bi da ngay dee. non Pape Cheikh jërëjëf Pape Cheikh comme ni nga ko waxee rek tey nag dañuy dem Marlooj comme ni ma leen ko waxee sànq Marlooj nag li tax ñu sanc ko dafa am li tax xam nga dëkk boo dem rek dafa am loo xam ne dafa am loo xam ne moom mooy sàmm dëkk bi wala loolu moom moo jiitu ca dëkk ba nit ka daal di ñëw am sañ-sañ mën faa samp li ñuy def rek mooy ñu dem ba Marlooj ñu won leen nag bërëb boobu Pape Cheikh Diallo. ayca ñu dem. bon c'est-à-dire man naa la jox paa bi parce que ñoom bon peut-être ñoom seen rab la ñoo fi dëkk bon peut-être ñu la gën a expliqué woon peut-être lu waral bon peut-être ñu naan bois sacré bon def naa explication yi gën a leer ma ñu koy gën a kii daal paa bi waaw ma ñu koy gën a xam waaw. nee na garab yi ñeenti garab la. ñetti garab yu bokkul. ñetti garab yu bokkul. yu bentenke. bentenke. ak ron. ak ron. ak ngaan. ngaan ni andi. lii ngaan. ngaan. waaw. ngorol ne rek. lii nekk ngorel. beneen bi nekk warel. kon muy ñeenti garab. ñeenti garab. muy ñeenti garab. ñaar yi ak ñaar yi. lan moo ko fi waral. yam xar keke. kenn maa ko mbiyeegul. maake mbiyegon cosaan an fi un meeke taan in nee na seen maamaati maam moo ko fi def timaak nama na en timaak utimaak nee na ku tudd timaak moo ko fi def ñeenti garab yi ngeen gis moo ko doon samp nee na nag ki sanc ñeenti garab yi moom moo indi ñëw samp ko fi bi mu ko sampee nag maanaam kenn nekkul woon ci dëkk bi garab bi maanaam ñoom dañu ko doon jaamu dañu doon ñëw di fi tuur bu ñu buggee soxla woon ndox dañu doon ñëw fii daal di ñaan ndox am wala tamit bu ñu newoon jub si woon ñu naroon a béy dañu doon jël ca suuf sa ñëw ñaan si daal di ko yóbbu ca tool ya daal di ko fay wis bu ñu béyee tamit nag ba pare ba lépp ñor dañ koy indiwaat fii bojj ko fi soq ko fi ba daal di koy def nag sunguf ñu
araw ko daal di jël tamit tuural ko wàllam li si des na ñu daal di jël yóbbu ko nag ca biir kër yi. nee nañu famille bi nag ku bokk ci ween wi maanaam ki nga xamante ne moom mooy seen maam moom moo sañ ci ñeenti garab yi ñëw samp ko képp koo xam ne feebar nga wala dara jot la foo munta nekk loo faju woon doo wér faaw nga ñëw ba fii ñoom ñu defaral la cosaan ak aaday maam ñu faj la fi nga soog a wér nga daal di ñibbi waaye nag ñu ngi koy def nag marée haute ngeen koy def maanaam bu géej gi feesee ngeen di tuuru nee na nag ba léegi nii nag ñoom ñu ngi def nag li nga xamante ne seen maamaati maam moom la leen fi bàyyiloon muy cosaan boobu ba léegi ne dañ koy def mais àllarba lañ koy la ñuy faral di tuur nee na nag suñu maam ji taxaw nag moom moo des fii comme mag ci biir dëkk bi nee na moom moo ko yor parce que moom moo ku bëgg a tuur wala nga bëgg a ñaanlu wala dara nga soxla wala nga am aajo boo xam ne da nga bëgg a faju da ngay ñëw ba ci maire bi ñaanal la defaral la ay yëf yàlla daal di koy nangu. nee nañu nag moom ñi koy tuur moom mooy tànn nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy tuur mun na gis nag ci famille bi kenn loo nekk mag wala nga nekk xale da lay choisir mu ne yow yaa koy tuur nga daal di koy tuur dañ fi teg nag nee nañu tamit benn leket boo nekkee gan soo ñëwee dañ ciy sànni pièce daal di ñaan sa soxla daal di ci sànni pièce. nee nañu ku ñëw ci dëkk bi tamit yow yaay xool li nga yéene li nga am na benn leket boo xam ne teg nañ ko fi nga ñaan si sa soxla nga daal di koy dugal ci leket bi amaana yàlla suñu borom dina faj aajo yëpp kon nag nee nañu boo ñëwee ci dëkk da ngay def comme ñëpp bàyyi leen ñu def noonu ñëpp. maa bi moom moo fii tuur moom moo yor tuur yi dama ko nekk nañu dem ba fee mu ne ma déedéet du ma fa dem parce que tey du bësam fii rek lay taxaw donc meeke rek u geenoxa yam xar garkiro bo meeke yam xar bësum fade kon bësum fade nge waagiro geenoox maaga u geenooxanga maaga xana xewa koy faaxe xa fi'a koy besum fade besum adanga besum ko tanga ma olay ke lay ka juri tanga ma hani halay ka ok d'accord kon nag ñu koy jaajëfal lu bari nee na bësam jotul moom mënul yegg foofu amul accès daal di fay dem kon fii rek la mën a taxaw ndaxte bu fa demee tamit nekkul loo xam ne lu baax la kon nañu yem fii rek njoko njal nana iyong fa jam iyo amin ya rabbi merci. ngook ki réalisé maa aussi c'est xale bi ci baaraamu ngalam yi nee na reportage bi neex ba dafa bëggoon bàyyi mu jàll ba ci kanam mais t'inquiète pas parce que intégralité bi dina jàll dimanche incha allah à partir de 16h15 gis ngeen ni garab gi rafetee comme quoi li woon Mbaye Gar mi wax léegi rek cosaan yàgg na ci réew mi yàgg na ci réew mi Pape Cheikh boo gisee ñeenti garab yoo xam ne bokkuñu moom la ñu fekk ci benn bërëb boo leen gisee ci kaw ñoom ñëpp dañu lëmasoo jaxasoo mais ci garab yi nii ci suuf bu nekk dafa séparé wu mais dañu daje ci kaw daal di jaxasoo xaw ma ndax am comprendre ngeen bokkuñu fi ñu judd fi ñu saxee bii dafa sax fii bii sax fii waaye dañoo tase ca kaw waaye dañu waa kay wala ma du non ca kaw waaw dañoo bëggante boo xoolee image yi na sax lu ci mel ni ay ron yooyu yëpp parce que garab yooyu nag nee nañu ki nga xamante ne moom moo sanc dëkk bi dafa demoon ca àll ba maanaam da doon sàmm di dox ba jékki-jékki daal gis ñeenti garab yoo xam ne dañu ñëw rek ñu tegal la ko fii nga gis garab yi nekk garab yu ndaw mais ci kaw la ñu jaxasoo la ñu la ma sante ci kaw la ñu laalantee noonu waaw léegi nag am lu wax ak moom mu ne ko jëlal lii nga dem yóbbu ko bërëb sàngam nga samp ko foofu ci la jël garab yooyu mooy garab yi nga xamante ne moom la ñuy gis nii jël ko nag dem samp ji ko foofu mu ne ko mun nga commencer di tuur loo ñaan yàlla wala ngeen bëgg a faj wala ngeen bëgg a ndox wala ngeen bëgg dugub bi àll bi daal di naat da ngeen di def lii ak lii ak lii
ci la ñu commencé nag di samp loolu ba nit ñi nag commencé di ñëw dëkk ci Marlodj parce que Marlodj dëkku île la léegi nag ñu ñëw commencé di dëkk mais dafa am nag maanaam famille boo xam ne ñoom moom loolu parce que dëkk Marlodj ku nekk da nga am sa famille nee naa leen lii dinañ ci ñëw lu bari ñoom nag ñoom ñooy sàmm foofu mooy maire bi nga xamante ne moom laa taxawaloon sànq ma naan ko na jege si mu ne ma déedéet xam nga man dama sob man fu ma dem moom damay dem ba ci biir ma ne ko kaa ñu dem si biir mu ne ma mënuma dem ci biir ndaxte du waxtoom ma ne ko lu tax du waxtoom mu ne ma la fa nekk bu ma demee tey taxaw foofu amaana dina am loo xam ne du neex kenn dina ko def ma ne ko déedéet man loolu mënuma ko gëm ñëwal ñu dem mu ne ma demal nga xool ndaxam du la def dara xam nga nag gan du yeewi béy ma ba mujj taxaw waa kay ma mujj taxaw mais dafa nekk bërëb boo xam ne dañ ko fonk lool Marlodj parce que lépp lu ñuy def même ay ngel dañuy dem ba foofu daal di tàggu daal di ñaan def seeni li nga xamante ni seen maam moom la leen bàyyee woon ñu daal di koy def gis nga tamit leket boo xam ne teg nañ ko fa nee nañu képp koo xam ne rek am nga soxla wala yéene nga dara dañ ci sànni pièce daal di ñaan sa soxla bu ñu paree ñoom dañuy jënd dugub defaral ko garab yi mu ngoog donc intégralité bi di ngeen ko mën a seetaan incha allah dimanche 4h15 loolee moo am ci dëkk boobu di Marlodj guy la ñu gis de garab googu waaw mais xam nga Pape Cheikh cosaan dañ ko mooñaale ak nit ñi giir goo gis am na cosaanu boppam man mii Mbugureen laa xëyee Mbugureen fan la boo juddoo am na benn guy boo xam ne bile dañ la yóbbu ci guy am na benn lëm buy génn bu génnee day firi ay noppam am na nag secret bu ca kooku moom dëgg-dëgg mënu ma ko wax waaye maa ngi lay wax ne daal dëgg-dëgg moo tax nit kuy dem am na loo xam ne li dañ ko mooñaale ak moom mais Pape Cheikh maa ngi lay wax dara moo tax nañu fonk doomu aadama parce que cosaan dafa sori wallaay te mag ñi ñoo ko bàyyee te ku ne fa nga bokk itam moo lay protéger billaay am na ñoo xam ne Pape nangoo naa ci suma benn bàjjen mu ne Amadou Mbaye Garmi daal li waral loolu yow amuloo droit def kenn lu bon waaye ku la def lu bon dina ko gis wallaahi moo tax dëgg-dëgg daal sàmmonteeg aada ak cosaan lii besal def no for na trop jërëjëf kon mu ngoog Marlodj dimanche incha allah Mado bu weesoo li ñu gis ci carnet de voyage bi tey ci bien-être da ngay ñuy indil ay tegtal jëm ci buy ndeke buy du jàmb ak màcc rek ak jus ak ñoom seen baax na ci karaw ak yenn ci yaram exactement Pape Cheikh comme ni ko waxee sax ginnaaw li ci Bessél wax yëpp secret yi nekk ci biir ci guy boobu nañuy des ba tey ndax xam naa ne moom mooy jur li nga xamante ne moom moo di buy boobu waaye nag comme ni ma leen ko waxee nag man li ma ci gën a marqué dañu naan dafa am ay doomu réew mi mais léeg-léeg na nga tas ak ay nasaraan yoo xamante ne dañuy gëstu ci li nga xamante ne moom moo di suñu recherche su dëkk maanaam fii ci Sénégal léegi nag ñoom ñu def ci nag ay recherche def ci tamit ay liggéey yoo xamante ne Pape Cheikh macha allah dafa am solo waaye tey li ma ci tànn rek mooy nee naa la njëriñ bu mu am ci bopp ak li nga xamante ne moo di yaram waaye nañ dew xooli élément bi bu ñu ñëwee nag man ma gën leen ficcil comme ni nga koy waxee nag njëriñ bi nekk ci yaram bi buy qu'elles font comme produit c'est à base de bouille exactement mooy base seen produit yi ñu def ci karaw exactement Pape Cheikh comme ni nga ko waxee rek ñoom li ñuy utiliser ni yëpp defee ko traitement ki nga xamante ni moo di cliente bi toogee foofu lépp ci buy nañ ko defee maanaam dañu jël li nga xamante ne moom moo di fruit de buy bi ñu wal ko ba mu jox leen pour ndox ñu di ko utiliser graine bi nga xamante ne d'habitude boo màccee buy moom ngay am ñu wal ko pression froide nañu wax ba am ci huile boobu nag jël ñaar yëpp concocté ko di ko def nag li nga xamante ne moom moo di traitement de bopp waaye comme ni ma la ko waxee woon sànq nag baax na ci li nga xamante ne moom moo di karaw mais baax na aussi ci li nga xamante ne moom moo di yaram parce que nee nañu buy dafa bare ay vertu yooyu tamit boo koy consommer yow sax ci sa jëmm bopp dafa baax mais rawatina nag ba boo koy utiliser ci sa wàllu yaram surtout ñi nga xamante ne dañuy faral di am ay yaram yu wow tubaab di ko naan peau sèche maanaam mag yi nga xamante ne tout le temps am na benn âge bu ñu fa eggee dañuy am ay problème de peau seen peau day sèche ba pare day déshydraté wu surtout jamono sedd bii ñu nekk dañ leen di conseiller ñuy utiliser li nga xamante ne moom moo di huile boobu ba pare lépp loo xamante ne maanaam pour vieillissement aussi dafa baax comme ñun ñi nekk xale mun nañ faral di ko jëfandikoo parce que day gën a tax aussi day ralentir
exactement surtout produits yi ñuy consommer et tout donc day tax ñu gën a gaaw a raffermir li nga xamante ne moom moo di suñu yaram te lenn léegi li nga xamante ne moom moo gën a sonal jigéen Pape Cheikh moom moo di acné maanaam tache noire yi nga xamante ne dañ koy am wala sa yaram di faral di am ay góom huile boobu boo koy faral di ko utiliser day faj li nga xamante ne moom moo di góom bi waaye li ci dàqati maanaam tache bi nga xamante ne da ko ci bàyyi boo amee góom bi ba pare wala acné bi ngay am huile de bouille da koy dindi ba nga xamante ne day set wécc ba du feeñiti li nga xamante ne sonal na jéeg ji itam mooy ñenn ñi nga xamante ne tubaar fakal la rek dañuy def ba mu baax nii faaj nii donc ñoom dañu am ay problème de vergeture maanaam vergeture bu ñu ko déggee moo di rew donc da ko utiliser baax na ba pare dafay resserrer li nga xamante ne moom moo di port donc daal di ko conseiller li nga xamante ne daal moom moo di nit yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy consommer juste comme ni ñu ko waxee woon dama waxoon sànq acheter de la poudre de bouille bio et des aliments riches en antioxydants naturels puissants car day jàppale li nga xamante ne moom moo di sa wérgu yaram ak sa taaru yaram ngir ëllëg. jërëjëf Ndeye Malle kon yooyu yëpp mën ngeen ko gisaat ci en replay ci chaîne YouTube bu TFM comme ça ngeen mën cee gën a mën a concentré wu 9h32 ñu ngi leen di béggee ba tey di leen souhaiter un très bon week-end ki ñu fekk si di Mandiaye Fall nag bu ca kanamee dinañu indil yu baax yi mu nekkee nga xam ni fu mu sikaree nga kontaan yenn saa yi mu woy nga bég yenn saa yi itam ngay dem Touba am ay œuvre am di ko déglu so oto ba Touba da ngay kontaan am na vidéo boo xam ne def na ko xam naa dinañ ko seetaan Badara Mandiaye Fall sama xel a ngi ci Badara Mbaye Kaba mi ñuy bëgg a waxtaane léegi waaye Mandiaye ñu ngi lay nuyu di kontaan ci sa teewaay tey ci Yeewu Leen bi loo sikar dëgg la waaw yow Pape Cheikh ñu ngi leen di siyaar baax di nuyu ku nekk si turam ak santam dëggal Modou Mbaye Garmi Bessel wala ak téléspectateur yëpp waaw di leen siyaar ku nekk si turam ak santam di rafetlu seen liggéey loolu nag waaw jërëjëf Mandiaye jërëjëf xam naa ni ñu ngi ñëw ci yow bu ko defee nga bégal ñu su boobaa sunu sang it nañu kontaan di nuyu ko ci mel ni soxna Bali Muntaxa di ko ziar bu baax nga xam ne sëñ Sooyu booy baayam bàjjan la ñu ngi ko ndokkeel bu baax tey sàkku ñaan di nuyu itam Cheikh Abdou Mbacké mu sang Bali moom itam ñu ngi ko ziar bu baax fàttewuñu kull koo xamee ni rek da nga àndandoo ak ñun ci suba gi ci télévision Futur Média suñu papa Maodo mu ma Abdou Aziz Sy Dabakh Bakary ak dara maan aram noo Kumba Thiam Bañ Penda ak Paté Penda bugguma Penda xaar yàlla bopp coor ñu ngi ko ziar bu baax suñu baay boobu di suñu sëriñ di suñu xarit moom itam yàlla na yàlla yàggal taxawaayam di sang Maodo ñu ngi ko ziar bu baax ak njabootam yëpp di ku baax nag wallaay Baye Cheikh wallaay papa la sëriñ la Baye Cheikh yaa tudd ku yiw wallaay boo ko séenee da nga koy sopp wallaay soo jaxasoo moom da nga koy gën a bëgg wallaay dëgg ji ko yàlla jàpp du rek moom la wallaay wallaay amiin fan macha Allah Amin Mbaye voilà jot naa yóbbante bi voilà donc ñi nga xamee ni ñoo jël ci mag ñu baax ñooñu bokk na ci Badara Mbaye Kaba ajjuma yi dañu bëgg di leen fàttali ñi fi newoon te am fu ñu jaar ñu dooni exemple bu ko defee xale yi mën a gëstu ci seen parcours Aman Mbaye Garmi loo ñuy wax ci mémoire boobule di Badara Mbaye Kaba. Baye Cheikh ñi ngi indi koo xam ne dafa jaxasoo woon ak Cap-Vert dëkk ci dëkk boobu nga xam ne nii mooy Ndar nga xam ne moo njëkk a nekk capitale du Sénégal kii ma lay indil tey ñi ko meññ way juru góor wi ma nga jóge ca dëkk boobu nga xam ne nii mooy Pertaal Pertaal waaw fa la Alwantaal nekk nga xam ne nii boo dee lim ñi bokk ci askanu mag yi di askanu ngéwal mag leen ci mën nga leen mag de waaye gën leen digg ngéwal bariwul dëgg la waaye kon dañuy tàbbi rek nag ci élément bi nan seeti élément bi Baye Cheikh na biir waaw mu mbay Badara Mbaye Kaba Mbaye mooy baayam Kaba Mbaye mooy papaam Papa Mbaye da daa wéy jéeri ñi papaam da daa wéy jéeri ñi moom itam mu jël rolu papaam di wéy wooyam dama ko daa gàttandu balaa daaneel ma jël woy wi ba muy xale bu tuuti la commencé woy
te lépp noo ko ànd maag moom bu woy wi daanee balaa jël woy wi ma daaneel ko ma jël woy wi waaw Maas Mbay de ci Njaay Jeng Prosper moo doon groupe bi waaw moo doon groupe bi mu nekkoon gëstu boo xamee ni ñooñee wax nañu ci Badara Mbaye Kaba gis nañ nataal boo xamante ni mu ngi ci ànd ak Serigne Fallou wallahi ak yeneen i borom muy xam-xam ak kilifa yoo xamee ni dañu ko fonkoon lool moom Badara Mbaye Kaba Baye Cheikh ci moom moo débuté wayu panaal xam nga panaal ci réew dañu daan def lu mel ne bateau bu mag am ku ñu ko tuddee dañu koy defar ba bu baax mais dañuy fent bu ñu fentee na ñoom ñëpp ñu dajaloo mën nañu wàcc ci maire de Dakar ne daal tey daal panaal bii tey ñu ngi ko tuddee tey ku mel ne Doudou Ndiaye Coumba Rose wala panaal bii tey ñu ngi ko tuddee koo xam ne kii mi ngi mel ni Youssou Ndour noonu lañ daan def boobu Sénégal da daan comme li tubaab tuddee carnaval waaw dañ ko très bien carnaval la woon ci jamono yooyu moo bi yow yaa ko génne noonu la mel mu nekk nag mu ne moo Pape Cheikh du gone de déedéet ñamu mag la waaw mu ànd ak nag dëgg-dëgg ak ñoo xam ne ñii mooy waa Gawarmani mais boobu Sénégal neexoon na dafa neexoon dégg naa mag ñi buñ daan génn dañ daan fuddoonu def assorti wallaay mais Pape li ci gën a garaaw masaana toog ci xew duñu xam li baram xew yi am déedéet bu ñu xëyee ci bu ñu ñëwee suba la ku ci nekk am nga loo indi uufal ko sa nawle boobu ba nga xam ne bu àggee ci bés ba dafay daan moo tax sa bés bii nga dëgmal waaw nag bëgg naa mën na ci jël leçon waaw bëgg naa fii ak altine waaw mën na ci jël leçon fii ak moo tax dëgg comme bis bi mercredi la inchallah tuddee nañ ko tamit CM boo xam ne mi ngi fii ci waagu ñaay loolu tam exemple la très bien parce que day tax xale yi bu ñu dee wax bu tudd Badara Mbaye Kaba ci CM boobu ku fa génne lu mu daan def moom Badara Mbaye Kaba da daan woy pour xale yi jàngee ci école boobu xam kan mooy ki ñu tuddee seen école waaw da daan woy très bien moo tax ñoom tam ñu ngi dëgmal loo xam ne lii seen cinquantenaire la ñu génnewaat Badara Mbaye Kaba mu yemoo ak ëllëg parce que Badara Mbaye Kaba mi ngi juddu 1922 waaye fitalu ñaari gémé dafa am solo parce que le 22 octobre 1979 ci la génn àddina te dafa jekki-jekki ne moom dootul woy jékki-jékki rek bàyyi waaw ne dootul way jaraaf woowaat ko ku mel ne Lamine Diack yaa ngi ko seen noonu mu ànd ci ak moom ci photo bi ne ko daal Badara daal dañu bëgg daal nga dimbaloon rek woyaat dinaa la joxaat biir màkk ndeysaan nga demaat siyaare yonent bi après nga bàyyi ndeysaan mais ndekete yooyu ba mu woyaatee ba demaat màkk ndeke ci la ko yàlla di moom oulala ma nga baq ya tey tëdd ndeysaan loolu moo lay wan ne gudd fan ak baax dafa am solo fitalu ñaari ngémmiñ da nga ci tooñ sa borom waaye di nga ko ci jégalu yàlla mën la jégalu fitalu ñaari ngémmiñ mooy lan ñaari xale yi ngémmiñ waaw kooku mooy gudd fan da nga yàgg àddina mën naa tooñ tey besel su ma yàggee àddina rek am na âge boo xam ne boo ca tollatee bari na loo xam ne yàlla dootu la ko toll dëgg waaw loolu nag lu am solo la moo tax di ñuy ñaan gudd fan kon nag dëgg nag loolu nag dina xew ëllëg ca CM ba foofu ca waagu ñaay ñu woo ci nag kiñ ci njëkk a woo mooy président Youssou Ndour ndax jarbaat li ca kër ga ku mel ne Doudou Issa Niass moom tamit ñu ngi ko cee woo maire la Bamba Fall Abdoulaye Makhtar Diop et tant d'autres ñu cee ndokkeel nag directeur école ba nga xam ne kii mooy Momar Ndaw ak famille ba yëpp daal ñëpp daal ñu ngi leen ci woo mu nekk bés boo xam ne bii bés bu am solo lay doon danañ ca xamal gor yi ak ñu baax ñi kan mooy El Hadj Badara Mbaye Kaba ñu ci ndokkeel nag bu baax président Macky Sall ndax nag mooy borom réew mi jeex na papa Cheikh kon loolee la ñu mënoon a fàttaliku tey ci Badara Mbaye Kaba jaar-jaar boobule riche ba ñu tuddee ko école ba noppi itam mu doon exemple ki ñu ko jox di suñu mémoire moom laa tuddee gardien du temple waaw suñu baay Mamadou Mansour ndax ñoom ñaar waaw ay dëkkandoo lañu kër gi sorewul waaw moom Mansour Mbaye kër gi sorewul xam nga fa mu doon cité Ndar cité Ndar boori waagu ñaar am na foo xam ne fii boo fa masaan toll di géwal te amuloo fa kër waaw doo dugg non bokko ko ci ndaanaan Mbaye waaw Mbay
Mbaye EGBS Roum. di félicité kii ci papam bi ñu wax léegi. voilà Ousmane Mbaye EGBS Roum Badara Mbaye Kabala c'est ça en tout cas ajjuma bu jot man Mbaye Garmi di la ñëw ci yeewu leen bu ko defee ñu am ku ñu fàttaliku tey nag ñu ngi woon ci Badara Mbaye Kaba ñu ngi nuyu nag suñu xarit yëpp Mbaye jëf Fari Mbaye bu dina ma neex moom la ñu tuddee papaay Bintu Xuma gànna may sa biige mi ci kàngaarloo daaw Fatim ma góor biige Mbaye Mama Yanta Niass docteur bu ñuul bi nee na le 24 kenn du ko ci gën kon moom ñu ngi koy ziar bu baax Bintu Xuma Diop waaye fàttewuñu itam Naar Diop mën a filmer ba ñu tuddee ko Colombo tafsir bi ay ñag ma jigéen saar lak dem ma ñag ma jigéen saar bu caaki mi ci daw faal falu jaxatee ndee dem tabari bi daanu kër mbay jàllum jàll natt ko dokor Njaay mañi kooku maam ñoom rek wàllu tëdd waay bàyyi Cheikh na biir wallaay ñu ngi nuyu itam Mama Nafi Sow moom nag dañu doon dem reportage ci benn koñ bi ñu fa demee pour tourner ñu daal di jaawale kër yi dugg këram mais comme un hasard moom mën na laa nettali RFM la fa am A ba Z nettali la TFM li fi am A ba Z ba finalement équipe technique ba fa demoon ñoom maa aussi seen ko léegi dañ lay tuddee maire Futur Média donc loolu hasard la ñu dugg ci kër goo xam ni moom dafa fonk lool lépp loo xam ne ñu nekkee nañu ko muy maire Nafi Sow maire Futur Média fàttewuñu Oumy Cissé Khadija Sow nekk boulangerie Bamba ca Cité Fadia ñu ngi leen di nuyu bu baax Koumba Sira Mbaye Kor Matar Cissé tey la bésam ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire c'est de la part de Jodo Mbaye ak say càmmin ñoom ñëpp nag ñu ngi lay ñaanal ki ñuy bëgg a waxal nag di ndaanaan li ma nuyu léegi Mandiaye Fall Mandiaye kon ñu bàyyi la nga demal ñu ci li nga ñuy nuyoo léegi nii ci yeewu leen bi. kon bu ko defee comme ni nga ko waxee rek. waaw moom li ñu naan chauffeur bu jubee gar lay corné wallaay wallaay. sana ilahi bil munajaate wa abada rahna yaddiyanat ndeysaan. dalalay al ulama wal awliya man la yazalu quwwati wa awliya. kooku mooy Mandiaye Fall. qasidati faqat qasaid al kiram wali taqudu abadan khayral maram hadiyati mujilatun kullal malik kana munazian wa sawul malik ma tawajja nasara li bila ilaha illallah ma tawajja nasara li bila ilaha illallah allah min kulli karimin akramu manamon khadalo takarramu aslim lo كل كان إيماني ولازم لسانا للرحمن واجب بيش بلا كفراني تخفي الشعب ما نيراني وابلنا نورنا لا نوريني وابلنا نورنا لا نوريني وابلنا نورنا لا نوريني وليام صادت الدار بقسمان كنورينا daw na yaram de. waaw xam nga ñun suñu borom dafa dogal. daanaka ñun paaka ñaari boor lañ. mooy xiini bu ñëwee. dañ ciy saf sap. waaw bu xiini jàllee bu ñëwee ci xasida yi ak tag yonent bi. wallaahi nga yaakaar ni musuñu xam xiin. loolu rek la xam yenn saa yi nga madda ba ñi nekk jotaay bi ñëpp jooy. waaw dafa léegi ndeysaan Mado. te li nga def nii dëgg-dëgg ñu ngi la ciy gërëm. am na way woo xam ne def nga ko vidéo bi dañu koy jàllale léegi. laataa ngaa demaat ci beneen ndax nii rek la ñu ko tàmmalee xarit yi ajjuma yi xam nga yeewu leen li ci neex nag mooy. bis bu jot ak couleur am. waaw moo tax ma ni leen nii ñun defeewuñu télé ñun ni ñu ko bëggee waaye yéen ni ngeen ko bëggee xanaa nga doon ab dof pire rek kay tax nga ni déedéet wala nga bañ a nangu waaye boo doonee nit njaay dégg jamono da ngay nangu rek àndandoo ak ñun ci mbaax googu ak cofeel gi nekk suñu digganteek yéen ngir feddali ko lëre moo tax ñu dajale banxaas yëpp jël fête boo xamee ni ñu ngi ko tuddee GFM en fête looloo indi nag enveloppe yu duun yi nga xamee ni tubarkalla ñoo ngi koy séddale tànn gum nañu nag ay xarit yoo xamee ni ñii ay auditeurs la ñu ci rajo Futur Média ñii ay lecteurs la ñu ci l'Observateur ñii ay internautes la ñu ci suñu site internet bii di gfm.sn ñii ay téléspectateurs yu télévision Futur Média ña nekk bitim réew xam naa ni seen xel a ngi ci ñiy séddale ndax dëgg-dëgg ku ne xam na ni yu baax yi boo ko dee séddale ku ne daf ciy bëgg a am ñi may bëgg a lim nag ku ne loxo 300 000 lay def ak yow.
ki ñu tànn léegi boobu ba tey mu ngi woote mën ngeen def ni moom bu ngeen bëggee am 300000 lii ma yore Alaaji Amadou Mbaye Garmi mu ngi toll ci 300000 dama lay jox nga téye ko. jigéen laa dem ki ñu koy njëkk a jox mu ngi tudd Racky Diallo. Racky Diallo mu ngi dëkk Kaolack GFM jox na ko enveloppe bu toll ci 300000 Amadou Mbaye Garmi. Racky defe naa ne yow fii na kër gu mu fanaan. ñooñu mën nañu xandoor. jottali na jàll mu jàll waaw na jàll. wallaay kon boog ki ko représenté tubaarkàll bu ñëwee léegi. Amadou Mbaye Garmi jox ko 300000 yi. mu dafoog moom ndax ma nga dëkk Kaolack xam naa ni yónnee na ku dëkk Dakar du kii la yónnee. alors bàyyi laa yegg si gaaw da ngay daw si nag ma ngay temp ndeysaan ci 300000. doxul jàmm mbay. waaw. voilà. gu mu yëndu rek. ayca voilà. lii foor na 100. voilà mat na ayca loo koy waxal nga tourné xool caméra bi waaw. continue de jouer rek. waaw parce que bon au début on pensait que c'est des blagues. mais là on voit que c'est du réel quoi. c'est pas des blagues. d'accord da ngeen foogoon ñu fo la. waaw dañu foogoon ñu fo la ay dinañ xëy ci télé bi bàyyi seen yi ci naan def leen lii mu doon di fo. non là c'est que. bàyyi ndey bàyyi jeeg. toog ci télé bi fajar naan woote leen ñu may leen dali blague. non du blague du ayca 300000 yaa ngoog jox ko de. yaay borom. voilà konteel ñu xool. baax na donc 100000. ñetti takk na. Mbaye c'est épinglé oui. pour mu leer. c'est pour épinglé. allez merci. félicitations donc à Racky Diallo 300000 la ñu ko jox. Alaaji Amadou Mbaye Garmi. waaw. ay mag yu yeewu ca fajar. yéen doo wax woote leen ñu jox leen. ñu ne c'est des blagues bul dem. léeg-léeg sax gaz bi nga xëppoo ndox mu sedd. balaa ngaa ñëw ndox mu sedd nga xëppoo. mel ni ba ma banqué kër ga amul lu ma lekk woo sama yaay di ko ñaan xaalis mu ne ma wisante leen ndox yéen ñu ne kër wisante leen rek ndox te tudd yàlla man tëdd naa benn xale du ma yëkkati. ki ci topp mu ngi tudd Khadiba. alors Khadiba mu ngi dëkk Parcelles Assainies def leen ni moom woote leen wala ngeen yónnee message Khadiba GFM may na ko 300000 mu ngi Amadou Mbaye Garmi. waa kay. yaa ko représenté yow tamit Babacar Diop nga tudd sa Sabadoor baax na yow itam da nga foogoon ni ay fo la dañuy naxe. waaw gars yi moom dañuy foogoon ni fo la mais lii moom tungu ne du teew ñu nataal daal. dëgg la waaw konteel kay konteel de Mbaye ñi fi toog rek wóor na. du ñu caaxaan na gars yi kon ne joué rek. 300 ayca looy wax ayca waxal. bon na gars yi kon ne joué affaire bi dëgg la am na. da ngay kii ñu nga am 300000 léegi nii. mën na faj dara daal. jeex na merci kontaan na jërëjëf bi ci topp Amadou Mbaye Garmi. 300000 la ngoog keneen ki ko GFM jox. mu ngi tudd Boubacar Sarr dëkk Pikine ginnaaw raay 300000 la ñu ko jox Boubacar Sarr bu fekkee yegg siwul on va l'appeler au téléphone donc yéen ñi bëgg ñu jox leen ay enveloppe yu toll ci 3 nga ni naa ko foofu yóbbu rek Mbaye déedéet nañu xaar mu ñëw rek Mbaye. Boubacar fu mu dëkk waay Mbaye. parce que ginnaaw raay Pikine. ginnaaw raay am naa yoon ginnaaw raay Baye Cheikh. allez lii boo la boo xamante ni boowu bu toll ci 100000 francs mën ngeen ko. ki ñu koy jox léegi nii bu demee Palens dina fa jël lu ko neex moom nag mu ngi tudd Mamadou Fata Sarr mu ngi dëkk fii ci Dakar Mamadou Fata Sarr ñëwal gaaw ñu jox la sa bon d'achat ca Palens mu ngi toll ci 20 junni boo fa demee rek tubarkalla jël lu la neex ci 100000 francs. mais tàccu leen ko nag waa dégg li waaw toppal madame Sarr mi ci coquille Saint-Jacques yi. boo demee dàll boo bëgg nga tànn ko fa soxna seeg xale yeeg yow dégg nga. waaw Saar mënu na looy wax yow lan nga wala nan nga def noo joué ba am. kii daal sama benn jarbaat. waaw bu nekkee côté Bakel. waaw Mauritanie la nekk. démb la ma woo nag ne ma dafa am lu mu war a jël si fi TFM. d'accord bon mu jox ma benn numéro ma woote. ma ñëw jël sil ko. très bien. waaw mais nag affaire bi neex na rafet na. merci yéene ji yegg na. jërëjëf yàlla mottali lépp. waa kay yéen a ko moom félicitations. jërëjëf donc da ngeen di yónnee message FETE ci 26 444 wala ngeen woote ci 88 628 14 14 wala 88 628 65 65. ki ci topp dañu koy jox bon d'achat bu toll ci 125000 mu war a dem ca Thiané Diagne jour J mu ñëwal ko lu ko neex Amadou Mbaye Garmi.
waaw ndax Thiané sa xarit. maanaam ndax yaa tudd Thiané Diagne. waaw Thiané Aïdara mu ngi tudd Jean Maron dëkk Thiès ki ko représenté wala yow yaay Jean Maron Jean voilà félicitations. sant yàlla. maa ngi leen di ziyaar bu baax. mais noo def ba joué ba def jeu bi ba gagné 125 000 francs. dégg ndigal rek damaa jot benn message ñu ne ma joué. ma envoyé message bi. joxat ma beneen kii ne envoyé encore. ma envoyé waat. kon tay woo ci benn yoon da ngay. damaa dégg ndigal rek loo ma nee defal rek ma def. kon daal gars yi daal. donc bi dégg ndigal. lan moo ci sax. barke. après moo ci déggal li. gagné na boo xam ne bii boo jógee. Thiané Diagne sa xarit. madame Aïdara. wallaay nga xam ne nii bi jeeg ñii raw. voilà su ko fexe daal moom tamit ba ne ci kanam. kenn raw ba jiitu. daal nag mu nekk loo xam ne lu fort la kon nag daal joué. dafa bëgg a joué mooy lan. waaw football waaw. joué. encore joué. toujours joué pour gagner. ouais félicitations Jean Maron. ki ci topp am na bon wu Framissima Palm Beach. week-end de rêve dem ca hôtel ba waaw week-end la alors ki ko gagné mu ngi tudd Abdou Karim Cissé Framissima Palm Beach soxna si ko jël sil xam naa peut-être soxnaam la jabaram nga très bien yéen ñaare ànd ca hôtel ba nag pour un week-end de rêve kii nëbbutuwul daa nëbbutuwul de déedéet waaleykum salaam alors kan moo joué yow wala sa borom kër sama borom kër nag moo joué. d'accord yëkkatil micro bi ñu dégg la waaw. sama borom kër moo doon joué. d'accord waaw sama borom kër moo doon joué nee na. di joué. moom tamit taayu si benn yoon. très bien luñ ko wax rek muy def ba finalement mu gagné. mu gagné lii voilà félicitations. waaye yaa ngi kon pare week-end bi. waaw ñu ngi koy pare parce que ñun ñu ngi dëkk ba Malem Hodar. Malem Hodar. waaw démb nag lay ñëw. te tamit. li tax ñu gën a kontaan ci week-end de rêve bi mooy. dafa tombé ak anniversaire am. muy dimanche bii di. waaw léegi moom dañ doon wax ne ñu de. Dakar lañ bëgg a feetoo suñu anniversaire. far lii di def nangu mbay. bon anniversaire de mariage yow ak sa borom kër. waaw voilà donc dem leen ngeen célébrer ko foofu ca Framissima Palm Beach. bokk na ci hôtel yi gën a mag Sénégal. Futurs Médias ñoo la ko may. et bon anniversaire à vous. merci beaucoup. voilà di kontaan nag ci TFM. man moom chaque jour ma yeewoo rek. maa ngi ci yeewu leen. yaa ngi ci yeewu leen waaw TFM nag ni ko ñëpp di waxee sa kaw sa kanam. jërëjëf yéen tamit bu ngeen bëggee gagner ay enveloppe yoo xam ne benn bu ci nekk mu ngi toll ci 300 000 sax leen ci di yónnee message yi faites FETE ci 26 444 wala ngeen woote ci 88 628 14 14 wala 88 628 65 65 ci biir émission yëpp nag muy l'œil du tigre ak Mati Dieng muy seetu bi ak Bessel wala Madoc Exidex yeewu leen ak seex ak ñum ci àndal alfeek togg yi muy togg samedi midi weekend star jotaay yëpp 24 heures sur 24 n'hésitez pas appeler ngeen jot ñu ak ngeen ñàkk ñoo jot bu ngeen xasee ba composé seen wërsëg mën naa nekk ci lii aman mbay gar mi nee na 300 000 fu mu fanaan xel dal jàmm rek xew fa kon mu ngook léegi laataa ñoo jeexal ma Ndiaye dañuy fekki Mamadou Mouhamed Ndiaye studio 14 pour li nga xamee ni moo di revue de presse bi Mamadou Mouhamed ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyoo Pape. xale bi ci wax yu rëy yi. maa ngi lay delloo nuyoo bu baax. waaw maa ngi lay nuyuwaat. alhamdulilah fay naa la. jërëjëf Ndiaye léegi. waaw. affaire bi le 24 la de. waaw loolu de am na moom. mbaa am nga billet. moo. ndeysaan te kat dafa ngéwél nee na. Pape bëgguma wax sax xam nga lu tax. waaw cat dafa gaaw. waaw cat dafa gaaw de. da nga naan ba am ngeen i billet. da nga naan Mamadou Mouhamed Ndiaye nee na moom la ñu woy. non ci fin bi lañ ma way nañ ma de mais ci fin bi lañ ma way. waaw kenn dégg ko. waaw non gars yi ñu woy wi daanoo. woy wi daanoo ci lañ yëkkatiwaat. ah yow woy nañ la sax de dañ cee bàyyiwul xel rek. kan moo ko woy. ah ndax ki nga ko tuddee. waaw Mouhamed dëgg la Mouhamed ñëpp woy nañ ko. wuyul xale bu ngéwéle bi wuyu ma Pape xool ko may jéem a dëfal. waaye bàyyi ko rek. xool ko may jéem a dëfal. Mahmoud. waaw ma bëbax la. waa Garmi. waaw Maodo Mohamed maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar bu baax. bégg naa la Demba yi. gëj naa laa gis de. gëj gisee Demba yi jàmm rek. lu mu solli te kat Mohamed dafa seytaane xool ko man daal Mouhamed Ndiaye. non wuy ma ba xam ni boo màggee ni ngay mel. non wuy ma ba nga juddoo laa lay dëbbate ba nga mokk ma sànni la géej. non xam nga style bi tax ma indi ko. waaw benn jour damaa dem Wakam. gis fa benn paa bu ñuy wax Paa Mbay Jàllo. paa bi génn rek. paa ba ma. bàyyi suñu papa ji dégg nga. wax la benn affaire. Pape ba ma. gis nga boo ñëwatee Wakaam yàlla bu la fa fajar fekk. paa bi buy nodd day baaral. daal di baaral tuuti nag.
sama papa neex day mbaar buy nodd fajar gi jërë ngeen jëf. observateur la ñuy doore mi xëy dikk di wax ak gars yi pour ñu bàyyi xel ci li nga xam ne nemmeeku nañu ko ci internet bi mu di lan yéen kaay bi nañu benn franco-sénégalais koo xamante ne ji Sénégal la fekk baax mais dafa am ay kayiti France waa ji mi ngi tudd Oumar Diaby ñu gën koo xam ci Abu Sénégal yéen kaay bi nañu benn chaîne daal la te créé ci fi nga xamante ne ji moo di internet bi di fa teg ay film yoo xamante ne ji film yi la ko tax a jóg moo di xiirtal nit ñi ngir ñu dem bokk ci jihadistes yi nekk ci Syrie moom waa ji foofee la bokk film bi nan la tudd observateur nañu 19 H la ko tuddee ndax da ci rendre hommage 19 terroristes yi nga xamante ne ji ñoo fi mbëkkoon World Trade Center ci 11 septembre ci États-Unis ba tey yéenekaay bi yemu ci ndax mi ñuy xamal ne daal lu aju ci moom waajoojee nga xamante ne dafay recruter ay djihadistes di leen yóbbul waa Syrie tax na ci réewum France mu di ñi nga xamante ne ñooy autorité étatique yi di parents yi di it service secret yi ku ci nekk jamono ji ci jaaxle nga nekk ndax waa ji ak li nga xamante ne ji kon mi ngi koy def le quotidien moom deful dara lu dul xëy ci groupe Futur Média ak li nga xamante ne ji nee na gis na ko fii te mu am fi yéenekaay bi xëy ñu xamal ne groupe Futur Média remue-ménage dafa am te Youssou Ndour mooy ki ko jiite gis nga Pape yéenekaay bi xëy ci boole photo bi Youssou Ndour mi ngi dóoru costume am jël chemise bu weex dugal ci biir takk ay lunette am fastay loxom boole ci nag gàññi bu doy waar moom Youssou Ndour la le quotidien bëgg wax foofee daal moo di am na ay unité yu bees yu am ci kër gi mu di yeneen produit yoo xamante ne ji biñ ko bëggee doxal demuñu jëli nit recruter leen mais ñi ci biir kër gi la ñu bëgg ñu ŋarale yéenekaay bi di Le Quotidien ne ñi mu dajal lam leen wax moo li dafa jur ay frustré Charles Faye ay kàddoom ci xët mu njëkk journal bi wax ji gudd gàtt moom Charles mi nga xam ne moo amee communication Youssou Ndour moo di nee na ñi bëggul nañu dem waxi Charles Faye la ñu dem feneen mu di Le Soleil mi dikk ak ñun ci njiitu réew mi Macky Sall ak lu aju ci nekk ga mu nekk ca Gànnaar mu di ca Mauritanie ndaje ma ñu fay amal sommet boobee yéenekaay bi nañu Macky Sall moo fa yëkkati yile kàddu nee na jàmm ak kaaraange munta ñàkk ngir am réew mën a taxaw Sud Le Quotidien kàddu yi Macky Sall yooyee kon la xëyee ci moom i leen mbir laas dikk ci meneen mbir mu di ñi nga xamante ne ñu ñooy allié yu président Macky Sall waa APR bëgg nañu wax ak ñoom la ñu bëgg mooy comme ñoo ngi jëm ci présidentielle 2017 yi ñoom ñii la gars yi APR yi bëgg ñu wax kon fan la ñuy féete ndax dañuy jàppale Macky Sall wala ndax ñoom dañuy ber seen langue bopp dem lu ñu am jël yéen a kaay bi nañu en tout cas ultimatum di app moom la gars yi APR yi jox ñi nga xamante ne ji ñoo di allié yi Sud Quotidien bañ ñu yéenaale ci kenn moom la mu ñu wax moom Sud Quotidien moo di moom i leen mbir ki ko def ki nga xamante ne ji moo indi coow li Mahmoud Saleh la Mahmoud Saleh yéenekaay bi nañu mi ngi nii moom mettre en demeure waa Benno Siggil Sénégal ngir ñu wax kon fan la ñuy féete ak ni nga xamante ne ji kon noonee la ñu war a def lépp Walfadjri gis ci coup d'état boo xam ne ñoo ngi koy waajal jëmee ci Benno Siggil Sénégal Mahmoud Saleh mi ngi wax waxi horizon 2035 te loolee bu amee nee na dana yàqal Tanor dana yàqal Niass ak ñi mel ne ñoom ba tey yemu ca combat boobee nga xamante ne Mahmoud Saleh bëgg na ko mëne du ca wéet ndax Ousmane Seye ak colonel Cissé Walfadjri ne mooy ñi ñu tànn ngir ñu mëne kon boobile combat beneen combat ca conseil départemental bu Thiès Ndamal Kajoor Idrissa Seck yéenekaay bi nañu moom la ñuy fexe nu ñu ko fa jëlee te du kenn ku dul Cheikh Kanté njiital port ndax moo fexe ba am lu toll ci ñaar fukki conseiller ak benn ngir ñu jëlee fa Idrissa Seck ba noppi nag daaneel ñi nga xamante ne ji ñoo di waa parti démocratique Sénégal ñu dem ci témoin mi dikk ñun ci wàllu yoon ak ñaar ñi nga xamante ne ji dafay laaj mu di Aïda Ndiongue di Karim Wade ndax dañ leen di bàyyi ñu dellu seen kër am liberté provisoire laaj la bu nekk ci xët mu njëkku yéenekaay bi nga xamante ne ji moo di Le Quotidien kenn moo di Le Témoin kenn ca di Karim Wade ndem si yàlla Karine Marto Wade jabaram ji nga xamante ne ji li mu bàyyi woon nay takkaay France da ko ëmb indil ko répression enrichissement illicite ëmb ba tey la ñu koy tekki mais observateur xam na la ca nekk mu di boîte à bijoux ba nee na juróom-ñeenti montre ñoo ca nekk ñetti jaaroy loxo ñaari paire jaaroy nopp ak ñaari lam loolee la ñu gis kon ca fi nga xamante ne ji moo di ci ëmb boobee ñu dem ci sunu lamb fekki fa Modou Xarañ Lo mi ngi nii 2014 2015 saison boobee Modou Lo nee na ak lu mën di xew année blanche moom du ko def Pape Observateur foofu lay jeexale ak lu doy waar loo xamante ne ji mi ngi sax ci xët mu njëkk mi kii benn waay la bu tudd Amadou Sabali tëj nañ ko ñetti ati kaso ndax daal mbirum sàcc di vol loolee la ñu koy jiiñ mais li ci gën a doy waar moom sàcc bi Amadou Sabali mooy ba ñu ko jàppee yéenekaay bi nañu fekk nañu ci ay loxoom 1500 clés maanaam junni ak juróomi téeméeri caabi Pape. jërëjëf Mahmoud ñu ngi lay gërëm bu baax toute la journée mën nañ la déglu ci rajo Futur Média ak it ngeen gisaat revue de presse bi ci suñu portail bi gfm.sn fii la ñuy jaare nag jeexal yeewu leen bi tey dañuy bàyyi Mandiaye mu jox ñu bàkk bu mujj bi Alfie ak suñu ay roulade pare na noonu roulade de sol aux crevettes dañu koy may nag maman Kinouska sama xaritu yaay la kon moom itam yaay ju baax la fàttewuñu Adja Kiné Ndaw nekk ca Saly ak sama yaay boobu Diallo ak
teranga ji mu def Mama Rama Diallo ñu ngi koy gërëm bu baax fàttewuñu tamit Efat Ndiaye elle regarde Yeewu Leen tous les matins donc message am yegsi na ñu ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm ak suñu xaritu Gambien yi waa Gambie ñu ngi àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média bokk na ci sa xarit Kéwé Babou Koli nee na ma fii toj alors kon Kéwé ñu ngi laa nuyu di la ziar bu baax fàttewuñu Imam Lay moom nag mu ngi nekk Sweden di ñu seetaan ak suñu benn xarit boo xamante ni Suède la nekk mu ngi tudd Pape Seck Afia moom nag ndaanaan la bu fa nekk ñu ngi koy béggee bu baax fàttewuñu Yam Mbay Yam mi ci war ak gi ci Banjul bokk ndeyam Soda Bousso Soda mu baax mi nga xam ne voilà borom ñaari aana yi nee na aana nga Côte d'Ivoire benn baa nga Bétuwaar ma ne ko bi ñu denc Bétuwaar nu mu mel mu ne ma xoolal sëg bi gën a ngéwéle bi ñu peinture ba la foofu lañu denc aana ñu ne Bétuwaar kon Soda Bousso ñu ngi koy gërëm di ko ndokkeel bu baax kon Mandiaye ñu bàyyi la nga jibal beneen bàkk sibtu biraay ndéem nu Seydi Ousmane assalaamu alayka ya Seydi Muhammadana gannaaw nuyoo leeg ngërëm leeg ñaan li may bëgg a way ngërëm Sëriñ Bamba ak Maam Cerno Ousmane wallaay allahu akbar xool leen jant fenk na tey farxan wa maxriba tey ji ful nam leer na lu yàlla dogal loo ko bañ azal dinaam yàlla ko dogal ku ko bañ tamit mbiram fitna jërëjëf Cheikh Modou Kara borom Bamba fépp wallaay biran fayt sama ci bayti ndaan aw balak moo doo balla aw balla ku mu ñoon Seydina Ousmane Cheikh Ahmadou Kara Mbacké noo reeni ni mu mel moo doo aw balla laak Cheikh aw balla bur yàlla mooy ki ko def ñoom ñaar ñëpp Cerno kon gaañi wisi leen ki ay mayam leer na Cheikh Bamba ni woon Cerno ko gënal ak kaamil gi lu ndey mënul woon ci ñun Cheikh Modou sëtam bee woote maamam partout lu baay mënul woon ci ñun Cheikh Modou woote maamam fépp dëkkandoo yi naan yàqu nanu Cheikh Modou Kara defar nanu kookoy borom mouvement mondial pour l'unicité de Dieu alhamdulilah ñu santati xale yi ne mouvement mondial boobule mooy diwaan Jawaari fex baali sara iri Cheikh Mamadou Kara fekk naa ko këram mu ñaanal ma moom mi teg ci yoon wu jub bi laa ilaaha illallaah yàlla na fi yàgg te wér Baye Cheikh kaset bu bees tàq judd na wallaay wallaay tey jii la judd dëgg la jërë ngeen jëf wax na ko ba tey tey la judd ne la ndax suñu sot bi li mu wax ak li nga way ak li nga wax dëgg bande bu bees maa ngi jógul parce que côté boobu daf ma ñor Cheikh boo gisee li tax sax ma tëjee ko ndax dëgg yàlla Pape Cheikh yow xam naa xam nga ci dara ndax sama diggante ak Maria yàgg naa la fekk waaye ñun ca démb wax dëgg yàlla ak ni ñu meloon ak ni ñu jikkoon dëkk Medina juddoo fa ba tey Cheikh Ahmadou Kara jël ñu defar ñu def ci ñun xaside yi maanaam ñii dem ci tijaan yeeg laayeen yeeg murid yeeg ñëpp di leen tagal ñu damay xaside yi dama lay dog wax dëgg yàlla damay examen dama doon def benn examen dem seeti ko mu téye sama bopp ma ne ko mbaa dinaa am examen mu ne ma amaana examen bi doo ko am waaye di nga réussir ci yëfi rajo ak télé loolu dafa mel ni fees Mame Thierno Ibrahima loolu ñu ngi lay gërëm bu baax waaw xanaa di wax ne nag maanaam li ñuy def nag moom képp kuñ ci soxla maanaam sunu numéro mooy 77 061 41 42 waaw ñu nag amuñ frontière fenn ndax tëggat yonent bi lañu ay jàngi xasida yi la soppe ba waaw kontaan lay mu ca gëléem ga jërëjëf kon bu ko defee ñuy sant di leen sant di leen gërëm di sant borom kër gi Youssou Ndour ak sëñ Birane di leen gërëm yéen ñii Pape Cheikh Mado Mour Mbaye Garmi nga xam ne ajaakati moo ñu boole ak Bessel waaw di leen ñaanal nag seen borom yokku leen yokku télé ba mu gën a kayo ba Cheikh amiin ñu ngi nuyu tam suñu nijaay El Hadj Cissé bu kat yi ñu ngi koy gërëm bu baax Mado kon ba lundi bu soobee yàlla ba mardi plutôt ba mardi inchallah juste rek di gërëm ki nga xamante ne moom moo di ajaratu njuuk di madame Lam kooku sama yaayu bopp la ñu naan ko pretty bese man nag mooy sama yaayu bopp maa ngi koy gërëm bu baax a baax donc mooy la grande loyale daal xanaa rek di wax ne daal Baye Cheikh nañu jël sunu mbubb yi ndax Ndeye Diagne Gueye téléphoné na ma léegi te wàcc na jóge na Mali kon nañu jël sunu mbubb yi ñu dem di bég nag bu baax ci Pathé Dia ndax ci kër gi moo ma sañseel tey ndaanaan la de Pathé Dia Mara mi def na ko waaw Alaaji Mara Dieng Sall Thioro ma jigéen a way mi càkki naan waaye nag ñi ko doone nag xam nga foo koy naxee waaw ci bàyyu sama papa Maodo lii for na moo tax xam naa bële bu ñor bu ñu def fii luy weex waaw xam naa prochainement moom lay duggee waaye nag ñi ngi ko gisee nag ci Youssou Ndour jeex na moom ma njëkk a dagal mbubu waaw di wax ne daal Aïda Wage kontaan na Aji Diop
moom tamit tubaarkàlla def na ba mu baax jërëjëf Mbaye ak dëgg-dëgg ak nag sunu xarit sunu soppee Makhtar Diaw ndar bu mag jërëjëf ko ziar voilà merci beaucoup Bessel ba dimanche inchallah ci horaire bi inchallah mais bon tey samedi inchallah ci Dakar ne dort pas jeex na di jaajëfal ñëpp jërëjëf Alfie ba lundi ba suba plutôt inchallah jërëjëf maa aussi c'est moo jiite woon équipe de production bi Pape Samba Thiam ñu ngi lay gërëm bu baax mention spéciale à toute l'équipe de production 10h jot na ba tegal juste quelques minutes voici le journal on se retrouve lundi dès 6h45. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition que nous démarrons avec la convocation de Karim Wade ce vendredi à la Cour de répression de l'enrichissement illicite pour l'ouverture des scellés rapatriés par le parquet de Paris, des bijoux de sa défunte épouse et autres objets précieux. Cette convocation de Karim Wade est assimilable à de la farce qui frise le ridicule, selon un de ses avocats, Maître Ciré Clédor Ly, que je vous propose d'écouter au micro de Adiatala. C'est à la fois triste et humiliant que l'on parte de 4 000 milliards à 40 millions. On ne peut pas mieux se moquer du peuple sénégalais parce qu'il n'y a plus de sécurité. Tous les coffres des citoyens peuvent aujourd'hui être pillés. Et je me demande qu'est-ce qu'on va chercher dans des boucles d'oreilles. Karim ne porte pas de boucles d'oreilles. Qu'est-ce qu'on va chercher dans des morts qui ne marchent pas? Et je pense que c'est quand même triste. Ils ont un bien triste trophée qu'ils veulent exciper. La conséquence, c'est qu'ils sont désemparés. Et aujourd'hui, je pense qu'il appartient peut-être à l'équilibre des pouvoirs de jouer. Ou l'Assemblée nationale de dire arrêtez cette farce. Ou au président de la République, à son gouvernement de dire à la justice arrêtez cette farce au nom de l'équilibre des pouvoirs. Karim Wade doit bénéficier d'une liberté provisoire. L'affirmation est de maître Ousmane Sey. Selon l'avocat, l'ancien ministre d'État est retenu illégalement en prison. Il attaque ainsi le second mandat de dépôt qui le maintient dans les liens de la détention. Maître Ousmane Sey est au micro de Mody Gueye, Thierno Laurent Mendy. Nous avons déjà commencé à jouer ce rôle en partenariat avec les SFD, en octroyant déjà dès 2014 1,6 milliard de nos ressources envers les SFD pour atteindre les cibles prioritaires que sont les femmes, les jeunes et le monde rural. Mais ce n'est pas suffisant. C'est vrai que l'année prochaine déjà nous avons doublé cette enveloppe puisque en 2015 nous avons prévu de mettre 3 milliards déjà, mais ce n'est pas suffisant. Je disais tantôt qu'on a un gap de financement de 40 milliards. Il faut qu'on trouve des synergies. Il faut qu'on trouve également les réformes nécessaires, fiscales et autres pour pouvoir résorber ce gap rapidement pour atteindre la croissance et l'émergence. Toutes nos excuses pour cet élément. Réélection du président Macky Sall en 2017. La coalition Horizon 2035 porte sa candidature. L'acte a été matérialisé par la signature d'une convention entre l'APR et la coalition pour l'émergence dirigée par Maître Ousmane Sey. Le mouvement met en garde les partis alliés de la mouvance présidentielle qui tenteraient de postuler pour 2017. Mody Gueye, Thierno Laurent Mendy. Discuter, échanger, innover sont les termes majeurs de ce forum dont l'objectif principal est de formuler des recommandations après examen des problèmes de la microfinance au Sénégal. Il y a eu des contraintes d'ordre réglementaire, il y a des contraintes d'ordre interne qui sont liées même au système financier décentralisé. Il y a des contraintes d'ordre fiscal. Mais il y a aussi des contraintes liées un peu à la crise. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une crise à travers le monde depuis 2011 maintenant. Alors, pour ce qui concerne les recommandations, nous avons demandé, et nous avions déjà fait la demande donc, au pouvoir public de revisiter. Et pour lever ces goulots d'étranglement, l'État du Sénégal, par le biais du ministère délégué en charge de la microfinance, compte appuyer le refinancement du secteur. Une lettre de politique sectorielle en 2004 a été mise en œuvre. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la deuxième lettre de politique sectorielle. Donc l'État a déjà beaucoup fait. Maintenant, il s'agit de consolider les acquis.
consolider les acquis, faisant en sorte que nous puissions aller vers plutôt des politiques d'inclusion financière. Et pour avoir une politique d'inclusion financière, il est important que le secteur de la microfinance brasse le plus large possible au niveau des populations pour que nous puissions avoir cette inclusion financière. En attendant un partage plus large du document au cours de cette rencontre de 2 jours, les acteurs se donnent rendez-vous l'année prochaine pour la seconde édition, une manière de pérenniser l'initiative de l'APSFD. Toutes nos excuses encore pour cet élément qui n'est pas le bon. Parlons à présent d'autre chose. Après 3 jours de grève des travailleurs des collectivités locales, le maire de Dakar se prononce sur la question. Khalifa Sall soutient que certaines communes n'ont pas la capacité financière de s'occuper de leurs charges. Il précise que l'État n'a versé aucune somme d'argent aux communes, contrairement à ce qui a été relaté dans la presse. Khalifa Sall est au micro de Kodendiaï Younous Diatta. Lorsqu'on est un citoyen, faire des exigences, réclamer davantage de privilèges et davantage. Ce n'est pas possible. Le Sénégal a un budget qui n'est pas élastique, c'est 2800 milliards de francs CFA. Nous avons mis beaucoup d'argent pour les bourses de sécurité. Parce que nous avons mis aussi pour les bourses 40 milliards de francs CFA pour les bourses des étudiants. C'est une première. En Afrique, quel est le pays qui paye 48 milliards par année? Quelque chose de prévisible. J'avais dit à l'issue d'une réunion du conseil municipal Dakar qu'on n'est pas à l'abri de ces problèmes. Parce que la réforme initiée n'a pas réglé toutes les difficultés prévisibles. Nous avons fait l'effort à la ville de Dakar. J'ai vu un journal, heureusement mon jeune frère Yaham Mbaye, que je félicite, à corriger. C'est un excellent journaliste, il est honnête. La ville de Dakar a décidé, conformément à la loi, de verser une part des fonds de dotation qu'elle devait verser aux communes d'arrondissement. Les dotations sont versées, elles représentent la moyenne de 3 ans de recettes ordinaires de la ville. Le préfet l'a fixé à 2,4 milliards. Ces 2,4 milliards, nous devons verser la quantité correspondant aux 8 mois précédant la réforme, c'est-à-dire de janvier 2014 au 31 juillet 2014. Ça fait 1,6 milliard. Sur ces 1,6 milliard, la ville a versé 700 millions et toutes les autres recettes. Donc quand j'entends dire que l'État a versé, c'est un abus de langage et ce n'est pas exact. En vérité, elles n'en ont pas les moyens. C'est ça la vie. Kodendiaï, le ministre de la bonne gouvernance et des collectivités locales, fait dans la menace. Maître Omar Youm soutient que le gouvernement du Sénégal n'est aucunement responsable du retard de salaire des agents des collectivités locales. Pour lui, les maires de ces collectivités locales sont fautifs. Il n'exclut pas de prendre des mesures à l'encontre de ces élus locaux. Aminata Mbaresso. L'activité locale met les points sur les i. Maître Oumar Youm dégage toute responsabilité du gouvernement sénégalais dans le retard de salaire des agents des collectivités locales. L'État a fait ce qu'il devait faire. Les tout premiers actes réglementaires qui ont été pris dans le cadre de la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation étaient relatifs à la sécurisation des salaires et des emplois. À ce jour, l'État a pris toutes les dispositions qui étaient à sa charge pour sauvegarder les emplois et préserver le paiement des salaires. Maître Oumar Youm dit ne pas comprendre l'attitude des exécutifs locaux concernés par ce retard dans le paiement des salaires. L'État ne peut pas entrer dans les bureaux des maires pour faire des fiches de paie, pour faire des mandats, pour faire des ordres de virement. Ça incombe aux exécutifs locaux qui doivent le faire et qui ne l'ont pas fait. Certains membres ont voyagé. Par voie de conséquence, j'estime que dans cette affaire, l'État n'a aucune responsabilité. C'est des exécutifs locaux qui ont été élus à l'issue des élections du 29 juin 2014 qui doivent accepter d'assumer leurs responsabilités. Il va même jusqu'à menacer les exécutifs locaux anticonformistes aux nouvelles réformes. C'est une délégation de pouvoir que nous avons fait aux exécutifs locaux et aux collectivités locales. Si maintenant, parmi ces collectivités locales, 602 collectivités locales, 19 collectivités locales de Dakar continuent à mettre les populations en difficulté, à créer des conditions de dysfonctionnement, sans doute l'État prendra ses responsabilités pour apporter les correctifs qu'il faut conformément à la politique de décentralisation et à la loi. Le ministre des collectivités locales présidait un atelier de restitution sur le programme TAC Sénégal.
Aminata Mbaresso, merci. La fiabilité des compteurs intelligents encore. Les nouveaux compteurs là, depuis qu'on a amené ici, jusqu'à présent, on en a coûté cher, vraiment. On en a coûté cher. Vraiment, il y a des compteurs, il y a des factures 8 000 francs ou bien facture 25 000 francs. On a augmenté jusqu'à 100 000, 150 000. Ça, c'est trop cher. D'abord, nous ne sommes pas d'accord de la fiabilité qu'ils disent. De toute façon, hier, la commission a déposé son pré-rapport et ce qu'il attendait de nous, c'était de faire des amendements par rapport à ça. Et nous étions en train de lire ce rapport pour faire ces amendements. Dessus, ces consuméristes en veulent à la Sénélec. Pour le moment, pas question de payer les factures d'électricité selon eux. Nous les attendons de pied ferme. Nous ne payerons rien. Nos factures sont rangées dans les tiroirs. Nous ne consommons pas de courant 24 heures sur 24. Le directeur de la Sénélec n'avait pas à tenir ses propos. Les populations de Grand Médine campent sur leur position. Elles réclament les anciens compteurs. Ils n'ont qu'à régler cette situation une bonne fois pour toutes. Ce qu'on veut, c'est que d'abord le directeur général retire ses propos de venir nous délester, d'abord. Et puis nous avons prévu une assemblée générale au niveau de ce quartier demain. Donc c'est pour expliquer aux populations. Mais ce que nous voulons, c'est d'attendre que ces travaux soient finis. Le pré-rapport rendu par la Commission de régulation du secteur de l'électricité est à l'origine de ces réactions remontées. Les habitants de Grand Médine exigent même le départ du directeur général de la Sénélec. Fatidien, merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans nos prochaines éditions.